Vous êtes bachelier ou étudiant des séries scientifiques. Vous aspirez à devenir un cadre polyvalent, capable d'appréhender les nouveaux défis qui gouvernent le monde des sciences et de la technologie. Entrez dans la grande histoire de l'École supérieure de génie industriel et biologique. Votre formation est assurée par des universitaires certifiés CAMES, avec plusieurs années d'expérience dans le domaine. ESGIB vous offre une formation dans les filières suivantes: génie biologique, génie des industries agroalimentaires, génie des industries chimiques, hygiène, qualité, sécurité et environnement, génie des procédés industriels. Les inscriptions et réinscriptions se poursuivent. Nous sommes à Sacré-Cœur 3 Extension, en face VDN. Pour tout renseignement complémentaire, appelez-nous au 33 867 02 03, 33 867 02 03 ou au 77 094 05 75, 77 094 05 75. Email esgib@gmail.com et GIB, la lumière du savoir. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna ñi ngi nuyu fépp waay nekk waxtu wi taamu seen émission bi nga xam ne moom moo di diaspora waxtu wi ñi ngi lay jaajëfal ci tànn ak ànd bi ngeen di ànd ak ñun waxtu wi altine bu jot gannaaw bu sport à la une jeexee rek ñu ñëw ak yéen ci li nga xam ne moo soxal sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk bitim réew tey ji nag ñu indi waxtaan woo xamante ne fan yii yëpp dégg ngeen ko àdduna bi dafa jékki-jékki rek li nga xam ne moom moo di corona mu di pandémie boo xam ne tàggul kenn daal di ñëw nag ëpp doole te kenn gisu ko kenn mënut a xeex ak moom ñi ngi jéem a xeex ak moom waaye kenn mënalagu ko dara waaye nag jot nañu def li nga xam ne moom moo di taxaw seetlu ndax nag dafa nekk en lien exact étroit boo xamante ne di lien bu étroit bu àndandoog ñi nga xam ne ñoom ñoo di sénégalais muy fii muy bitim réew ak fépp ci àdduna bi nag dafa tasaaroo li nga xam ne moom la ñuy ñëw di ko waxtaanee tey tam te mu soxal ñu soxal mboolem koo xam ne rek yaa ngi dem ak di dikk mu ngi jëm ci wàllu test yi nga xam ne dañ koy wax mu am façon wu test yoo xam ne nag yu bari la waaye bii nga xam ne moo ñu soxal tey ñu fas yéene ko waxtaale dañoo tëral la loi boo xamante ne dañ koo génne am na sax novembre bu war a génn muy wane ne rek dangaa war a def test boo xam ne ñi ngi koy saytu di ko xayma natt ko ci 40 000 francs test bi nag jur coow lu bari li ñu fas yéene waxtaane tey jii nag bokk na ci ñi nga xam ne doomu Sénégal la ñi nekk bitim réew test lu ñu leen mën a fayloo bitim réew dañ koy daal di fay waaye boo gisee buñ ne 40 000 rek coow li bëri xëy na ñoom itam am nañ seeni raison duñ ci prononcé wu ba tax na moo tax tey jii dinañ leen andil ñoo xam ni seen xam-xam màcc na ci lool ndax nag dañu nekk ñoo xam ni ñu ngi au cœur ndax kenn ku ci nekk ci ñoom ci ñi leen di invité tey andil leen ko ay doomu Sénégal lañu waaye kenn ku nekk yaa nga nekk bitim réew di fa bay waar waaye itam représenté bu baax fi nga xam ne moom moo di sa dëkk ki ma ciy njëkkee moom moo di Baye Fall nag moom buñ koy présenté rek dañuy wax collectifu ñoo lànk nag moo bi dafa nekk moo boo xam ne ñu bëri dañ ne c'est péjoratif ndax nag neneen changé leen tur bi nag Baye Fall dinañ ko changé waaw ak ñoom Grand Moussa collectif boobu tamit nekk ay immigré ñoom itam di def seen combat di ko mëne maa ngi lay nuyu di la bàyyi ak téléspectateurs yi ñuy seetaan laataa ñuy ñëw ci Émile kepp si ñoo ngi lay fay di nuyu borom kër gi muy Youssou Ndour di nuyu Birane di nuyu téléspectateur diaspora ñoo lànk ñoo ànd yëpp téléspectateur diaspora waaw di ci sànni tuuti nag muy baatu ñoo lànk ñoo ànd bi baat boobu du ay bañkat yoo xam ne dañoo contre nguur nañ ko wax mu leer maanaam ñoo lànk bi li ko indi mooy bëgguñu ko jalgati maanaam àq ak yelleefu ñi nekk ci diaspora bi lii dong la leer na loolu rek leer na dëgg la bu ñu paree nag maa ngi feggoo koo xamante ne également moom itam jàmbaar la ci domaine am waaye Émile Ndiaye la ñu koy wax nekkoon ci diwaanu Italie waaye itam Sénégal mu fi représenté bu baax moom it di mëne ay combat loolu la ñu soxla ci doomu Sénégal boo demee bitim réew itam du tax nga fàtte sa dëkk donc Émile maa ngi lay nuyu di la bàyyi ak téléspectateurs yi lay seetaan moom nag defe naa day politique. soxna Kep suñu ngi lay nuyu. di la ziar di nuyu. waa TFM yëpp di jël nuyoo bi di ko teg sa loxo nga jàllale li ko ci président Youssou Ndour di ko félicité waale di nuyu sunu doyen Baye Fall di nuyu waa diaspora bi di nuyu ñiy seetaan TFM ñu koy suivre ci seen kii ngeen am yëpp wëlbatiku nag di jaale sunu mbokk laayeen yi nga xamante ne am nañ tiis boo xamante ne bu doon sunu sago du dal kenn mais nag yàlla moom lu mu def rek dafa gën waaw
dëgg la yàlla lu mu def dafa gën mu nekk loo xam ne Sénégal gépp ñi ngi koy masaw bu baax ndax ñoo ko bokkandoo yàlla na suñu borom oyofal suuf ci seen kaw. mu nekk nag tey ji waxtaan boo xam ne dañu koy daal di tàmbali rek ubbi ko Émile maa ngi ko naan day politique waaye dafa esquiver moom yaakaar naa ne APR la nekk kon nag xam nañu lan moo tax ñu andi ko fi mooy au delà de ça tamit am na ay projet ak liggéey yu am solo yoo xam ne mi ngi koy def fii ci réew mi bien que doomu Sénégal la bu nekk foofu la ca bitim réew ca Italie Baye Fall itam également Italie la nekk. waaw kon nag tey waa Italie ñoo aye tey liñ may reproché toujours naan waa Italie immigré du waa Italie rek. Italie dafa mel ne ñoo gën a bëri affaire. waaw gën a bëri lu ñuy kaas. non Kebs. xam nga Italie immigration dañ cee am doole. te it dañu yëngu ci fànn yëpp. moo tax lu jóg lu nekk nag dafa am xëy na lu yëngu lu ne day am ñu ci ëpp tur. waaye ñu ne ñëpp a yem. yéen a tuuroo soow mi daal. waaw ma ko bayre fa la ne. bu la neexee it ñu dugg ci sujet bi. muy test yi nga xam ne nii maanaam moo indi coow li. ñii ne 40 000 yi moo indi coow li. ñii ne test yi ñuy defee ci Europe baaxut moo indi coow li. maanaam muy fëlaxoog réeroo goo xamante ni dafa am ci biir. ñu mën koo tuddee manque de communication. manque de communication boobu nag tey mën nañ cee am yenn ci ay leeral. yenn ci leeral yi mooy lan li nga xamante ne bii mooy li fi mujj. te xaw a tiital gaañi. mu indi ñàqare it ci ñun ñi nga xam ne ñun ñoo waa diaspora ñoo lànk ñoo ànd. diit xeex toujours ngir loo xam ne day jëmale immigration kanam. di xool lit loo xam ne état da koo teg. ñu jàppale ko ci nañu leeral suñu yox on pèse bien nos mots. ñun dañuy liggéey di dimbali état bu fi mën di ne. ba képp koo xam ne nar ngaa jalgati li nguur teg ñu ne la du nii la. kon xëy na ñoo lànk bi dafa am rek fu mu xaw a laalee ci leneen lu fi jaaroon. ñu jàpp ne ñun xëy na ci ñooñu la ñu wéeru te du noonu loolu dama koy préciser bëgg koo leeral ba mu leer. li nga xam ne mooy test yi nga xam ne moom lañ ne 40 000 lay jar. indi woon problème mu 40 000 yi. man damaa toog ba ci yàgg ma ne xëy na gars yi dañoo comprendreul ndax bu fekkee ne da nga koy def ci Europe. ñu fay loola 40 000. nga fay ko boole ko noppi. ak parti jël sa avion tranquillement wàcc AIBD. nga ñëw fii nga fekk say nawle comme je le dis ñi ngay fekk si ci aéroport bi sa ay nawle lañ sa ay doomi réew lañ ñu teg leen fa ay kilifa ilif leen maanaam teg leen fa ñuy liggéey. nga ñëw di leen dépassé ci 40 000 ya. naan arnaque la dañ leen di sàcc lii nag sama mbokk yi laay waxal. waxal ak ñoom. ñoom laay waxal ndax ñoom moom wax ji. arnaque mënta ànd ak reçu. arnaque mënta ànd ak taxawal ci box bee nga fay ñu jox la reçu nga dem toog ñu defal la test. nga xëy 10 heures wala 11 heures ñu envoyé la sa test ne la tu es positif ou bien tu es négatif. man mii di wax ak yow en connaissance de cause bi ma wàccee aéroport dama ñëw bi ma ñëwee fekk naa docteur yi taxaw ak policiers yi ñu ne ma sëñ bi am nga test ma ne leen déedéet ñu ne ma kon taxawal ñi ak yéen ñi nga xam ne amu leen test. bi ñu taxawloo it dañ ñoo fayloo binduloo ñu. reçu binduloo ñu bind ku ci nekk sa adresse sa numéro téléphone. nga pare ñu yëkkati reçu jox la reçu bu ànd ak numéro. kon lii lu ko gën a leer amul nga dem toog ñu defal la sa test bi ma yeewoo la lendemain laa fekk ci sama téléphone ñu bindal ma que test bi négatif na kon lu gën a leer lii amul. loolu nag li nga xam ne mooy centre de prélèvement boobu nga xam ne moo nekk Dakar muy centre bu fiable. parce que am na ay doomu aadama yoo xam ne positif nañ fi ñu trouvé ko. tey ji xëy na bu ñu gënee xuus ci waxtaan wi. dinañ ci gën a dox. dëgg la kon loolu précision bu Baye Fall la mooy wax rek ni li mu wax yaakaar naa ne leer na ak kenn amul loo ciy teg Émile parce que test yi dafa jur coow lu bari. kenn ku ci nekk di wax ak di exiger kenn ku nekk nag am nga droit wax. kaas say droit waaye moom mi defe naa li mu génne tey jii wax ko nekk na loo xam ne jar na bàyyi xel ndax nag boo nekkee ci sam réew bu fekkee da ngay kaas say droit tamit say devoir da nga koo war a matale ndax nag bu ñu la laajee nga war koo mën a fay daal ndax këyit lañ lay jox waaye daal vraiment man nag féetewuma fenn balaa ñu may commencer di catégoriser damay wax rek. noonu la sax. waaw xam nga appartenance politique.
warul tax nga bañ a wax li nga xalaat wala li nga gis ne mooy yoon. dëgg la bi ñuy def test yi bi docteur Marie Khemesse génnee. doon wax ci test yi 40 000. man dama defoon live ne test yi dafa cher. après ma toogaat réfléchir dem def ay recherche ay Tunisie gën a cher Sénégal ak dëkk yu bëre. mais foofu lu tax ma kaasoon loolu mooy kiy def test bi pour dem. kooku ñëla lay dimbale ji ña muy fekki bu dee da nga am sa njaboot ok c'est bien comme man sama cas peut-être ak xëy na kaawu Baye Fall. mais ñi ngi fi bàyyi yow xoolatoo leen. moo tax tey bi Baye Fall ne dafa ñëw ba aéroport. ñu defal ko test bi mu fay. d'accord man ay affaire u arnaque duma ko wax parce que lépp lu jëm ci santé même buñ la ci arnaqué sax da nga war a ndongu waxtu malaak loo xamante ni dafa fiable. mais man xëy na sama xalaat dafa bokkul ak bu Baye Fall parce que man maa ngi xalaat naa def test bi balaa may ñëw parce que 24 heures yi ngay dem di xaar test bi bu dee test bi dafa positif yow ñaata nit nga wàll sa kër moom mooy cas contact yooyu ñuy wax. léegi nag ñun ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw ñun ñoo war a njëkk moytu cas contact yi parce que amoon na fi benn problème bu fi amoon ba ñu commencé ne Modou yee andi feebar bi parce que tubaab ba ko amoon dëkk Almadi bi mu ñëwee fexe na ba gérer boppam kon am na loo xamante ne yow Modou bi yow yaa koy moytu ba pare. man xalaatuma negam fii laay jóge di dem def test bi bu may duggaat fii dama war a def test bi balaa may dugg au-delà de temps bi ngay gagné parce que li ngay fay daanaka benn la. waxtu ba ngay perte aéroport wala ñaari waxtu di xaarloo ki lay jël si loolu nit ku nekk boo xalaatee war nga mën a moytu loolu au-delà de yow sa njaboot gi ngay sàmm sa njaboot gi ngay aar. parce que ñaata nit nga gisanteel ci diggante bi test bi di yegg si lu mu dee di nga dajeek sa mbokk. bul xam ñaata nit nga dajeel ci aéroport bi am na ci ñoo xamante ne yow di nga leen def sax cas communautaire parce que xamuñu la da ngeen dajee yëkkati sa bagage wala karel bi. kon nanuy moytu nanuy sóoraale tamit nit ñi c'est bien boo ñuy kaas mais comme sànq li nga wax rek dafa am droit am devoir man damay jiital devoir bi après daal di dem ci droit bi. c'est important lii la ñuy waxtaanee tey Baye Fall ak ki nga xam ne moom moo di Émile Vieux Diouf mun nga afficher numéro téléphone yi au bas de l'écran pour nag téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñooy seetaan ndax émission bi seen émission la bu ko defee ku ci bëgg a participer rek dugg daal di andi li nga xam ne moom moo di xam-xamam ci li nga xam ne moom moo di waxtaan bi bu ñu demee ci li nga xam ne moom moo di beneen point dafa am ñaari façon test yoo xam ne moom moo am test yi am na différence est-ce que mun nga cee ñëw waaw Kebs ma delluwaat tuuti ci ginnaaw rek. waaw ayca. xamal Émile. li waral loolu. dama dem ci ñetti laboratoire am urgence parce que moo gën a tax sama toogaay fii. am urgence jeudi. yan ñetti laboratoire fan en Italie. waaw en Italie. waaw ku ci nekk ne ma jeudi la ku ci nekk ne ma mercredi bii di ñëw. ci ngay am rendez-vous waxuñu ma ne ci ngay def test bi de ci ngay am rendez-vous. pour mën a def test bi. donc mën naa jàll après 10 jours te boobu man sama temps urgence bi ma am fii au Sénégal mayatuma ko moo tax ma ne centre B am na fi njariñ léegi ñu desiwaat ci test yi nga xam ne moom moo fi am mooy test PCR bi mooy bi nga xam ne moom la Sénégal soxla sérologique bi nga xamante ne bii nag moom la gars yi di faral di indi parce que moo gën a yomb ci Europe parce que bii 60 euros la jàpp 70 euros bii 30 euros la wala waa ilaa sax am na nooy demee ci yenn xeetu feebar yi duñ la ko fayloo. moo tax sama mbokk mu di foofu bu yooyu lañ gën a kii laataa ñuy rebondir di ñëw ci Émile nañu jël téléspectateur yi nga xam ne moo nekk en ligne ba pare laataa ñuy continuer waxtaan wi allo. waaw dafa mel ne dem na ñu ngi leen di xaaral ni ci numéro yi affiché au bas de votre écran 88 le 628 22 22 wala yeneen numéro yi rek bu ko defee ngeen mën a dugg daal di jokkoo mu mel ne précision bi elle est de taille ndax ñaari peste la yoo xamante ne bokkul ñu daal di dem ci biir loolu Émile laataa may ñëw ci yow wax nga loo xam ne lu am solo la parce que gisoon nañ début feebar bi stigmatisation commencé di am dem nañ ba temps yi sax bu ñuy wax naan cas yi ñu doon wax mooy duggee AIBD commencé waat na di ñëwaat ñu commencé bëgg a stigmatiser te loolu comme li nga wax loolu moom moo koy andi ndax sénégalais bu nekk fii ak bu nekk bitim réew ñëpp ay sénégalais lañ te ñëpp a yem. bon sànq bi muy wax ne dafa am urgence boobu man mii di wax ak moom. bi ma wootee dañ ma jox ci une semaine. ma jëlaat sama téléphone di woote ba am fu ma woote ñu ne ma mën nga ñëw demain. ma xëy dem def ko parce que tamit du ma basé wu rek ci benn institut ne fii laay defee. ok d'accord fi nga tàmm dem ngay dem mais bu urgence amee dafay jar sax nga jóg dem parce que man fa ma defee ak fi ma dëkk sore na ñi ma njëkk woon ak sama alentour bi la ñu nekk ñu joxoon ma dans une semaine comme moom ni ñu ko joxee mais ba ma toogee ba d'accord email yaa ngi fii sax mënoon naa génn parce que dama leen bind par mail ba pare woowaat leen may woote di woote ba woo kenn mu ne ma demee mën nga ñëw 7 heures ma ne ko amul problème ma xëy dem parce que tamit
lépp ci respect bi rek la tamit ba pare ak gain bi de temps bi ngay am ba pare sa xel dalaale ci yu bëre. mais test yi xam nga Sénégal peut-être bi muy defloo test yi kuy génn. boobu amoon nañ benn idée boo xamante ne préparé woon nañ ko moom mooy pour ñu ubbi. parce que boobu dafa am chaque 15 jours dafa am ay pays yu ñuy dugal. tey xëy na dugaloon Sénégal mais am na pays yu ñu dugaloon ñoo pire Sénégal tey Maroc bu ñu la waxee seen cas yi ñu am tey 2000 et quelque la. kon déjà au-delà du test ñu nit am na beneen cër boo xamante ne war nañ ko imposer. pour ñu xam ne suñuy autorité aéroportuaire tamit nañ fexe ba ñu ubbi ñun ñu xam nun koy gérer comme test bii di ñëw kii bii di ñëw loi bii di ñëw le premier wala circulaire bii di ñëw le 1er novembre. man je suis entièrement en phase. fenn fi nga xamante ne parce que la veille dama koy bind nii ci benn groupe ñu ciy discuter mën na leen. au-delà de prix bi waroon nañ fexe ñu imposer ko compagnie bi tey bàyyi mënul ñëw jënd billet rek dem noonu buy ñëw di jënd billet dañ naan ko da nga war a def test bi même bu dee da ngay joxe acompte nga dem wala ñoom ñu ne la demal telle place ñun am nañ fa ay espace yoo xamante ne kuy dem le 10 di nga fa dem le 5 parce que compagnie yi bu ñu bëggee lijjanti affaire bi dinañ ko lijjanti dina leen jaral ñu dem def convention ak ay institut parce que en France noonu la demee Air France da lay wax ne bu la neexee nga dem tel endroit nga def ko gratis kon ñoom bu ñu bëggee Sénégal imposer affaire bi daan ne c'est la compagnie elle-même qui gère ça comme ni ñu defee nii man je suis en phase. parce que compagnie bi mën na fexe ba wàññi prix bi wala mu am pourcentage bu muy jox kii bi ba yow sax test bi 20 euros la lay dikkee au lieu de 70 euros. dëgg la mu mel ne am na loi bu ñuy waaj a appliqué boo xam ne waaw moom la ñuy waaj a defaguñ ko nag jëlaguñu décision bi mais boobu day aju ci léegi fi mu ne dañuy sanctionner directement li nga xam ne moom moo di compagnie bi nga xam ne moo jël nit ki deful test. xam nga test kii keps nit respecté sa réew weesuwul ñu teg loi nga respecté ko kooku citoyen bu ne war na ko amal cër ci réewam dëgg la ndéem dañuy nekk ca tubaab yi ñu yeewu nañu tey lii la ñu nangu ko ñun bu ñu nekkee fii am ay kilifa ñu yeewu ne lii la def ci njàngat dañ cee war a ànd waaye nag ku nekk am nga cër ci sa dëkk ne bu kilifa yi waxee mën ngaa ñaan ñun diaspora ñoo lànk ñoo ànd dañuy ñaan lu ngeen di ñaan li ñuy ñaan mooy nañ ñu bàyyi laboratoire kii bi comment dire centre bi nga xamante ne bii de prélèvement bi nekk aéroport mu nekk secours même bu fekk pour ñi nga xam ne ni ay cas extrême lañ yoo xam ne tey jii mënu dañoo yeewu rek ñu ne leen tànjang benn mbir ne leen lii moo xew seen kër tey te mënuñoo ñàkk jël avion ñëw cas yooyu day am keps ñu bëgg ko oui ou non dafay am toujours urgence parce que booy seet genn wàllu moodu yi nga xam ne ñoo nekk ci Europe yëpp seeni wayjur màgget nañu ndax ku am 50 ans ña fa nekk ñëpp ay quarantaine lañ ay ñii 45 ans ñëpp seen wayjur ay mag lañ kon mën nga yeewu bis ñu ne la yàlla ñëw na ki pexem ku sañoon nag tim sa wayjur balaa dara di xew kon bii centre nañ ko fi bàyyi dañuy ñaan ñu bàyyi ñu ko fi pour mu nekk centre boo xam ne secours la ñun nag ñu jël suñu responsabilité avant ñuy tukki ñu jéem a def le tout ba am test bi compagnie bi nga xamante ne bi tey yow yaa ngi koy jël yan ko loolu yenoo ko compagnie bi de compagnie bi client bi la koy yenaat da koy yenee ko xam na ne client bi àla kulli xaal day bëgg a dem kon moom mooy daw ci dëkk yi di yéeg a ko wàcc am na ñoo xam ne seen liggéey permettre lu leen ko am na ñoo xam ne seen liggéey permettre lu leen ko en Europe parce que tubaab bi dinaan la telle heure ngay jug telle heure ngay wàcc heure ba ngay wàcc yenn saa yi du méngoo ak heure ba nga xam ne tey ji laboratoire bi mën naa liggéey. dëgg la su ma la déggee daal kon mu ngi jëm rek ci mbirum urgence yi nga xam ne moom ngay xalaat nit mën na tëb rek am urgence ba a bëgg dem. kon yow da nga bëgg ñu bàyyi pour bañ temps bi nga xam ne moom la test bi di xaar. loolu opinion Baye Fall la dinañ ñëw léegi ci Émile ñu jël téléspectateur bi nekk en ligne allo. Vieux Diouf xanaa ku ne allo coupé allo. waaw xam naa dinañ ñëwaat ba tey rek 88 628 22 22 Émile. waaw xam nga Baye Fall bu ne centre bi dañ ko fay jëlee man dina ma jaaxal. parce que c'est sûr que ni. urgence dina am tout le temps. même bu ñuy xëy na dinañ wàññi nit ñi. mais foofu du fa mën a jóge parce que nit mën na ñëw sax am test bu négatif ñëw ba foofu am. xaw a feebar wala dara su boobaa tamit dañuy defaat test bi. parce que ak feebar bi du feebar boo xamante ne bu ñëwul ci yow du ñëw ci yow pour 1 mois wala pour 2 mois. surtout temps yi bi ñu xoolee gis nañ sax que ni dañ doon wax ay 4 heures de temps 6 heures de temps lay def ci billet de banque léegi nee nañ ay jours la ciy def. kon xam nga ne du détail feebar bi. mais man fenn laa dul d'accord. toujours mooy fi may waxee xam nga nit ki am urgence. Italie nga nekk Italie laa nekk xëy na yaa ma fa jiitu mais
bu dee yàlla rek a tax ñuy wax moodu bu ci nekk booy liggéey di nga am ay férié am na ci moodu yoo xamante ne tabaski dañ koy bëgg liggéey parce que dañoo bëgg yokk fan yi Sénégal am na loo xamante ne da nga koy jiital moom mooy sa santé gis nga boo waree dem defi nu ñu koy xotee test bi loi wu travail waxuma sax bu Italie loi wu travail ba si Sénégal permettre na la nga demander férié nga jël jour wala nga jël ay heure nga dem defi test bi urgence lu mu am na beneen urgence buy tegu parce que dañu nekk ci cas exceptionnel nañ jël sama cas pour wax man am na ku ne ma dafa làqu wala dara ma war a ñëw léegi man bu fekkee dama daw gaawantu jënd bi ñëw àndaale feebar bi ci dëj bi ñaata nit laa mën a wàll est-ce que c'est pas grave ça xam nga situation exceptionnelle cas exceptionnel la nanuy fexe di sóor xam nga ki fi jóge na fi xëy na dañ koy ñaanal ak yooyu mais ñaata nit lañ ko mën a wàll bu dee am na ci ñu ci ñoo xamante ne dañu faible ñoom it ñu jaaree fa wuy ji il faut que tamit ñuy calculer di xool bu ñu seet ni mu ñu neexee ak ni mu ñu arrangé dañuy xool lii nekk yoon ak li nga xamante ne moo gën ci askan bi ñu koy defee c'est bien boo ñu ñaan ba ñu fi amee kaawu dese yi fële man ci ñi doon ñaan laa bokk man maa créé woon sax bon ñun ñoo créé woon kiiwu suñuy néew suñu réew mais ba gars yi di kaas ak di yooxu dama ne non dañuy ñaan parce que comme cas bi critique na nan ñaan à la fin dafa mel na dañ ñoo may kon xataraayu bi tëb dal bi jaru ko woon mais toujours dañ koy teg ci yoon. dëgg la Émile ñu jël téléspectateur bi nekk en ligne avant Baye Fall di rebondiraat allo. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi na nga def ñu ngi lay nuyu. maa ngi sant yàlla bu baax. tur bi nan la ak fooy wootee. man Buro lañ may wax. Buro. waaw mooy sama tur moom lañ may woowee. foo ñuy woowee. Thiès. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu waa Thiès yëpp yow rek la ñuy déglu. waaw mën naa dugg ci émission bi. aywa yaa ngi ci biir yaa ngi en direct. soxna si. waaw. ñun ñëpp Sénégalais lañ fi lañ dëkk ci dëkk bi. dëgg la. man mii di wax ak yow Buro laa tudd su ma nekkoon ma génn Sénégal. kon boobu ñii sax judduwuñu. li nga waa ji toog lu ko xees kii toog di wax ak yow. lépp lu mu wax lu am solo la. xam nga dëkk bi lañu teg lépp ci yoon. kii toog nii li muy wax lu leer naññ la. ci ko nit ñi dégg nopp yi koy dégg xam ne lan la ñuy wax man xaw ma seen tur bëgguma damay wax dëgg rek te yàlla tax nañu bàyyi naxaate bi voilà affaire bi loolu la kii toog nii ku toog lu xees li moo wax lu leer naññ li nit ñi lay wax fii amul kenn ku ñuy nax fii kenn moomu kenn yaa salaam. dëgg la jërëjëf bro. jërëjëf def leen ni moom woote dugg participer ndax émission bi seen émission la lépp lu soxal sénégalais yi nekk bitim réew moom la ñuy waxtaanee rawatina li nga xam ne moom moo di mbiru test yi Baye Fall. xam nga Kebs. nit li mu dund ak ki ko dundul bokkuñu. 32 ans la def Italie. kon su ma ci waxee xam naa la damay wax pour ay junniy nit. gis nga Émile li mu wax nii. dama cee ànd ak moom ànd ci nguur gi wax mais dama ne cas exceptionnel cas de force majeure par force day am te ñooñu dañ leen di war di sóor parce que dañuy am toujours te ñooñu bis bu amee dafa am ñoo xam ne tey ji buñ teewul kenn mënu leen a teewal ñun ñëpp ay sénégalais lañ feebar bi kenn fowewu ko du man du sama morom. ku ko fowee de gis ko. amul ku koy fowe existé wul. mais nag dafa am loo xam ne bu teewee comme waxtaan la te taxawaluguñ ko comme la ma doon wax keroog am na ñu ma ci waxal nee naa leen aéroport daje naa fa ak benn femme boo xam ne dafa yor ñetti doomam ak moom muy ñeent ñu fay ku nekk 40 000 muy 160 000 man léegi leen metti na seen kilifa laa ko wax. mais dégg naa léegi waañ kii nañ ko. loolu nag man mii maa tax. dindi nañ ko léegi. man mii maa tax ma ne leen su fekkente ni nit ànd na ak ñoo xam ne juróomi nit lañ maanaam ñuy njaboot. papa yaay doom ak seen ñetti doom. nañu fayloo xëy na ñetti ñi bàyyi ñaar ñi. suñ dee ñetti ñu fayloo ñaar ñi bàyyi kenn ki ñu ne ma Baye Fall lii nga wax doomu aadama mënu koo dindi ci lendemain bi ma ko waxee ci lendemain bi lañ dem concerté wax seen biir. woowaat ma téléphone ne ma changé nañ ko. macha allah. kon la ma ñaanoon ñu may ma loolu laay ñaanaat lu mel noonu pour ñu jéem a comprendre bàyyil ñu fi rek comme Émile nag am na lu mu wax. dégg naa ko baax nee na bu Baye Fall dem ba yaakaar ne centre de prélèvement bi dañ ko fi dindi kooku alhamdulilah buñ ko fa bàyyee xel day dal. parce que nag Kebs ci mois de décembre lañ jëm presque 80% wu diaspora bi yëpp dañuy ñibbisi. ñu nekk Amérique ñu nekk Italie ñu nekk France période fête la te période fête ak pandémie bi fi mu toll actuellement ci Europe
nga bëgg a jaxasoog tubaab yi daw dem di defi test bi dana am ci ñu mu yomb de waaye dana am ci ñoo xamante ne day indi jafe-jafe seen kaw. jot naa léegi message bu Benoît Diop moom mi ngi Amérique nee na am na immigré yoo xam ne amuñu lu ñu defee test bi. dëgg la yoruñu 40 000 bu ñu ko xeeb. moom tam loolu aveem la parce que tamit kenn ku nekk ak situation bi mu lay fekk. donc kenn ku ne yaa xam la nga xam ne moom nga yor ak moom nga yorul gannaaw pandémie dafa am itam. mu nekk loo xam ne genn wàll gi liggéeyuñu genn wàll gi perte nañ seen liggéey waaye itam nañu bàyyi xel rek li ma waxoon devoir la ak droit te dafa am solo ndax ñun ñëpp Sénégal moom moo ñu ñor te ñun ñëpp dañoo bëgg te yaakaar naa ne immigré bi jógee dëkkam di jógee bitim réew di ñëw moom moo gën a bëgg santéem gën a bëgg ay mbokkam itam ñu am santé kon nag lii war rek mooy kenn ku nekk na nga jël sa ay matuwaay ba stigmatisation du am ba yow itam li nga xam ne moo la war nga def ko ba feebar bi du tasaaroo fenn mu nekk li nga xam ne mooy bénéfice pour ñëpp ñu dem xooli benn image parce que nag wax naa leen ko fii ñu dugal docteur Dieye nag moom benn docteur la boo xamante ne mi ngi nekk foofule ca Dallas Texas nekk jigéenu jàmbaar di doomu Sénégal di bay waar nekk au cœur même de li nga xam ne moom moo di pandémie bi nekk fa gis lu bari loo xam ne war nañ koo mën a waxtaane mu am waxtaan woo xam ne séqoon nañu kook moom du ñu def lu dul daal di ci cof rek teg ko parce que li ñuy wax yëpp dafa nekk en étroite li nga xam ne moom dafa ànd link la parce que ñi ngi waxtaane li nga xam ne moom moo di jàngoro bi ñu dellu siwaat ak yéen ànd ak Émile ak Baye Fall laataa ñuy dem nag tegal leen ki nga xam ne moom moo di Xaadim Njaay moom itamit bu ko defee ñu dellu siwaat ci waxtaan bi ñu dem vie bu dee image bi pare na. mu ñëwoon rek pour indil la xibaar bi nga xam ne jot nga ma ko laaj si côté li nga xam ne mooy xewi mbas mi xew si àddina si nga xam ne moo lëmbee jamono ma lay jaajëfal nag balaa may dugg si lenn ma njëkk laa jaajëfal bu baax a baax si sa taxawaay ak taxawaay si askan wi nga xam ne mooy dund si diaspora bi mu nekk loo xam ne lu ñu am mbégte la ak tante bu baax a baax yow yaa ak waa TFM yëpp ñu la ñuy sant bu baax di leen gërëm si seen taxawaay man nag maa ngi fii Dallas Texas maa ngi tudd docteur Dieye Cissé may doon liggéey si wàllu urgence ak li nga xam ne moom la ñuy wax family practice ma nekk fi nag di liggéey si côté urgence comme na la ko waxee ak li nga xam ne mooy family practice mooy ñi nga xam ne dañuy saytu wér-gu-yaram yi doomu aadama yi nga xam ne dañ nekk ndaw ba ñi nga xam ne dañ jëm mag loolu mooy côté bi nga xam ne maa ngi siy liggéey ma wàllu bopp kon li nga xam ne nag mooy mbas mi ñu siy sant yàlla baax a baax di si gërëm suñ borom bi ndegem bàyyi nañu fi ba léegi te ñuy jëfanteeg doomu aadama yi nga xam ne dañ am li nga xam ne mooy mbas mi mu nekk feebar boo xam ne doy waar la ñuy sant bu baax ndegem am na ñuñ bokkaloon di liggéey te yàlla jël seeni bakken si li nga xam ne mooy feebar bi te ñun mu bañu fi ba léegi te ñun defuñ lenn loo xam ne moo tax ñun ñu war fee ne kon loolu dañ siy sant suñ borom bi waaye lii nga xam ne mooy tolluwaayu feebar bi nag sant nañ yàlla it voilà mu nekk nag ki nga xam ne moom moo di docteur Dieye dégg ngeen li nga xam ne wax na ko mu ngi nekk au cœur de li nga xam ne moom moo di liggéey bi am ñoo xam ne nekkoon naak ñoom gis nga li nga xam ne moo ci jot a xew ku xam États-Unis d'Amérique xam ni nga xam ne noonu la fa feebar bi di def actuellement waaye nag mu ngi ñuy expliquer ne mbir yaa ngi wàññeeku ndànk-ndànk ndax ko am Texas xam ni état bu mag a mag la moom fa la nekk di liggéey di daan dooleem vieux moom mooy photo boobu ñu leen di won sax mu nekk en exercice noonu moom moo di docteur Dieye moom moo doon expliquer rek li nga xam ne fa la feebar bi toll actuellement ñu ngi koy jaajëfal ndax jigéenu jàmbaar la moom itam di wax ne dinañu dellu si waat ci moom ñu ñëwaat ba tey ci li nga xam ne moom moo di test yi la ñuy waxtaanee tey am na éclaircissement yu bëri yoo xam ne am na ci am na loo xam ne ñu ngi koy waaj a adapté tamit pour que inculquer ko ñi nga xam ne ñoom ñoo di compagnie aérienne yi moom la ñu doon wax léegi du ñu ñëwaat nag ci li nga xam ne moom moo di test yi ba tey xëy na Sénégal dañoo am ndimbalu suñu borom ak ay docteurs yu xarañ ak itam campagne bi nga xam ne def nañ ko ci wàllu corona bi nit ñi tamit adapté ko ba moo tax nag ñu ne
fësal nañ ko lool daal di koy jaajëfal ci résultat bi nga xam ne am na ko ndax mënoon naa gën a jéggi dayoo ndax boo gisee ñun ni ñuy dundee en société rek nga xam ni lii ndimbalu yàlla suñu borom am na ci waaye itam ay docteurs yu xarañ waaye loolu tam bu mu tax ba ñu naagu il faut que tamit ñu daal di gën a moytu gën a taxaw ci li nga xam ne moo di geste barrière yi moo taxoon ñu jël ki nga xam ne moom moo di docteur Dieye bu ñu xoolee tamit dëkk yi nga xam ne moo nekk bitim réew am na combat boo xam ne amoon na fi muy néew yi nga xam ne ñoo génn àdduna bi ñuy wax ne duñu leen indi ndax day am wàllaate bu ci am waaye mu mel ne lépp rek ci waxtaan ak consensus lay mujjee ndax nag mujj nañu trouver terrain d'entente ba d'accord ci loolu mu mel ne mbir yi kon amatul lu ñuy kaas ak lu ñuy wax ndax nag à chaque fois bu ñu àndee dara rek ci ñaan ngeen koy teg ndax yéen ci yoon ngeen ko teg bu tur bi tiital nit ñi ndax chaque fois da ngeen di ko teg ci yoon mais bu ngeen ko tegee ci ñoon tam ñi ngeen nekkal en face muy nguuru Sénégal tam dañuy d'accord ak yéen ci yu bari point yu bari Kebs ma fàttaliwaat benn mbir ne ñun duñu parti politique duñu ay opposant ay citoyen lañ yoo xam ne su ma yeboo ne la ñun dañuy dimbali état dama bëgg loolu xëy na tur bi moo xaw a diis. waaw non garaaw nee ngeen di ngeen ko soppi. non lànk yi mën nañ koo tuddee diaspora patriote mën nañ ko tuddee diaspora patriote mën nañ ko tuddee neneen mais problème bi mooy rek li ñu bëgg ñun toujours état bu taxawee ñu taxaw ci wetam. dafa am solo sax diversité dafa baax di ko jàppale ci li nga xamante ne bii mooy intérêt diaspora bi. parce que yenn saa yi état li yëkkati loo xam ne day gën ci ñun am ñu koy jalgati ci suuf te du ko yëg loolu nag ñun dañuy fexe ba toujours état yëg ko. kon jàpp naa ne ci contexte boobu ñun contre ñu état parce que nag mënuñu ne ay doomu sénégalais lañ ay doomu Sénégal lañ ba pare wëlbatiku nekk bitim réew di xeex Sénégal loolu yaakaar naa ne yéen wul sax maanaam ku la ko waxi day nax boppam te it nag man dama naan loolu man Baye Fall maa ko wax ci sama personne ne képp koo xamante ne bi yaa ngi def fii lu baax Sénégal dama koy wax à haute voix dañuy ànd ak yow liggéey ak yow te jusqu'à présent lépp lu ñu contesté wala lépp lu ñu ñaan may nañ ñu ko ba ci biir yi bi ko président yëgee dafa xëy ñu def communiqué ne wàññi nañ ko kon dañ ko ci santaat di ko ci gërëmaat ci loolu ñun politique ñu contre ñu nguur ñun dañ fay nekk di feeñal li nga xam ne ñoo nekk ci suuf di ruumandaata ka def yenn yi ñu koy fësal pour maanaam état xam ne lii ñuy liggéey am na ñu ko yàq. loolu leer na Émile. waaw Kebs li Baye Fall wax defe naa ku ñu xam-xam ne mooy suñu position moo tax ñun ñëpp Sénégal moo ñu ñor bu ñu Sénégal ñoree nag tamit dañuy xool li nga xamante ne mooy intérêt Sénégal parce que comme sànq li muy wax ñu ngi ñaan mais loo xamante ne buñ ko imposer compagnie bi yow balaa ngay dugg ci vol bi war nga ko def kon foofu état mi ngi ñaan état sax ci loolu dina ma xaw a jaaxal parce que da ngay mel ne da ngay fekk si état ci li mu bëgg mooy lan mooy aar askan bi parce que beneen vague am na vague bi actuellement ñëpp xam nañ ne Europe jaxasoo na France bi nga xamante ne doon wax ne président Macky Sall Macron lay toppandoo defe naa ñi ko waxoon war nañ wax ne léegi Macron mooy toppandoo président Macky Sall parce que nin ko xeexee fii dañ ci sant kilifa diine yi parce que dañ ci bokk tey boo gisee xalif général des Tidianes décision bi mu jël nii ci gàmmu gi ñu war a xam ne kon tey kilifa diine yi église bi ñaata weer a ngi nii mi ngi tëj boo demee tey Touba vendredi bële passé fa laa jullee dafa am distanciation ba vendredi bii bi ma yegsee di julli dama dem xool fenn fu scooter nekk ma taxaw fa benn nit ñëw naan ma nan kii ma ne ko déet saa yi dama wut foo taxaw pour wax la que ni ba léegi gars yi seen bopp ñoom gëmuñu ne dañu war a xeex parce que dañu relâché wu te du yoon jeune continuer geste barrière yi ñu xam ne kiy jënd billet buñ ko imposer test balaa muy jënd billet bi dina def test bi même bu dee lu urgent dinañ ko war a mën a fexe wax ko fenn fu urgent fu mu war a dem parce que nit yàgg naa toog yeewu suba jënd billet dem Benoît tamit miy wax ne test bi dafa cher xanaa kon waxul pour ñuy tukki te États-Unis ma ciy profité di nuyu maire Fatou Bintou Ndiaye sama yaay foofu mu daanaka test yi ci dëkk yi gën a gratuit États-Unis ci la bokk da ngay romb sax ñu ne la kaay def test bi te kuy jënd billet war ngaa mën a am njëgu test mais Émile duguma la Italie nga nekk xam nga ne dajaleel nañ fa ba tàyyi ay doomu aadama jënd leen billet dëgg la ngir néew doole gu ñu néew doole waa kañu dajaleel di ko jëndal billet est-ce que mën nañ koo dajaleel jëndal ko test am na ñoo xam ne ba léegi Europe bala ñoo tukki ba léegi muy France di Suède Suisse fu ci nekk ci Europe bala ñoo tukki ñaar ba ñett nit dinañ ko yëg jàpp ci seen voyage ñooñu man parti boobu laay wax ne nañ leen sóoraale bu ñu sóoraale ki jekku parce que dafa am jekk ak jekku
da ngay jekk ba pare jekkul li ngay def mu war a mën a jël sa billet def organiser sa voyage ñu nga neexee ne cëpp Sénégal am na ñoo xam ne heure buñ dee tukki juróomi nit minimum dana njëkk seen tukki pour ñu mën a ñëw kon nañuy bàyyi xel ci ñooñu te it du ma jugee waat keps mais juróomi nit yooyu cotiser waaw ñi cotiser 600 euros wala 800 euros war na noo mën a cotiser 50 euros non Émile oui ma loolu yëpp dëgg la mais xam nga gis nga xam nga Baye Fall affaire bi dafa jaxasoo parce que xam nga feebar bi du yow da nga bëgg ñëw da ngay ñëw parce que ñëw ba pare kii lor fukki nit wala ñaar fukki nit nga bañ a ñëw ko gën kon bu 5 nit cotiser waaye na beneen 6e nit ñëw mais ba tey am na ku may wax léegi Baara Ndiaye ñoom mooy xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Maroc nee na test yi dafa cher fii surtout ci Maroc gi nga xam ne fii la ñu nekk ndax des fois dañuy nekk ci conditions yu métti Maroc googu tamit laataa ñuy ñëwaat ci loolu du ma génn sujet bi c'est juste benn cri du cœur boo xam ne dama koy lancer rek ndax nag nee naa la autorités yi nga xam ne ñoom ñooy seetaan ñoo gën a bëgg doomu Sénégal yi sax te duñ leen seetaan ñuy loru ci loo xam ne yëg nañ ko dafa am ay xale yoo xam ne fan yële dañ leen a andi jox leen 40 000 je crois mu nekkoon 144 xale yoo xam ne dañ doon jéem a dem ci gaal gi layun lañ leen jëlee andi leen donc bi ñu leen andee Sénégal ñoom itam ñuy kaas ne ci biir andi boobu dafa am ñoo xam ne dañ leen cee boole te ñoom bokkuñu woon ci ñiy dem ci gaal ñi dañoo yore seen këyit di liggéey maanaam mu mel ne am na lu tuuti jaxasoo bu fa am ndax kenn àndul ci kuy jël gaal nguuru ga ca dëkk ba ak fu mu mën a doon foo mën a nekk am nañ droit jël la delloosi waat la loolu moom kenn waxu ci mais nag bu dee dañ cee raxaale ñoo xamante ne loolu taxu leen woon a jóg nee nañ d'après li ñu wax je dis bien damay employé seree subjonctif laay employé parce que ba tey rek ñoom ñoo ma wax seen version donc loolu maa ngi ñaan ñu xool ko bu baax ndax xale yi dellusiwaat nañ ci dëkk bi fii toog di xoole mu gën a métti te gis nañ situation bi nga xam ne xale yi ñu ngi koy def actuellement dañuy toll ci désespoir boo xam ne da leen di jaral ñu dugg ci gaal yi dem ba Maroc jaaree ko noonu wala ñu jaaree beneen yoon boo demee tey ji Italie Lampedusa la nga xam ne moom moo fa am ak camp yi ñu nekk yaa ngi imaginer camp yi nga xam ne dañ leen fay teg tax egg ci dëkk taxul nga dugg fa bu ñu nekkee ci camp yi tamit conditions yi nga xam ne moom la ñuy nekkee ak corona bi dafa jar ñu bàyyi ci xel ndax ñun ñëpp bëgg doomu Sénégal te bëgguñu lu leen wokk mbaa mu xuri leen mais nañu ci gën a dawal yërmande ñu xool xale yooyu bu ñu ñëwee réinsertion bi ak nan la ñuy def ba ñu mën leen a dimbali ñu mën a am liggéey ndax tey nouvelle bi ma dégg ci Sénégal ñu naan pour affaire taux de chômage bi doy na waar lool te jéggi na dayoo loolu parenthèse la woon bu ma doon wax muy ñoom Vincent ak seen groupe bi ci Maroc googu ñuy wax moo tax Baara Ndiaye moo tax sama xel dem ci di wax tamit ne également am na tamit ku ci nekk di liggéey des fois sax xale yi contesté waaye nag muy son excellence Sidi Lamine Diakhaté muy ñu ngi koy nuyu bu baax moom itam di ko jaajëfal waaye di nuyu itam doomu Sénégal yi nga xam ne ñi ngi Maroc li fa nekk jéggi na dayoo ci xale yi nañ ko gestuwaat bu baax ñu xool leen xool conditions yi nga xam ne moom la ñu nekkee ci surtout ci centre ya fa nekk. jërëjëf Kebs mooy cas bi ma doon wax léegi rek xam nga ñun ba léegi ñu ngi doon wax ci problème Europe mais dégg nga yow Maroc nga wax kon 40 000 yi sax déjà problème ca ka nekk Maroc ka nekk Tunisie ka nekk Mauritanie léegi ma ñëwaat ci immigration bi clandestine bi nga wax nii ñi dugg ci gaal yi kooku ñun fas yéene nañ ci liggéey bu am solo naka def ci sensibilisation yu am solo. waaw si lay communication bi baax na. communication bi ñu ngi ciy liggéey te pareeguñu. te bu ñu paree incha allah danañu xam ne ñun dafa am nu ñuy doxee. muy lépp loo xam ne intérêt Sénégal la ak intérêt sénégalais yi ñun ci la ñuy xëy ci la ñuy gont. leer na ko amul lenn loo xam ne tey jii dana doon lu ñaaw. ñu jàpp ne ci diaspora ñoo lànk la jóge ala kulli xaal du am. parce que it nag ay doomu aadama yu responsable la ci ne. te it ma waxaat ko ñëpp dégg ko ñun sunu président ci Benno Bokk Yaakaar la bokk président diaspora ñoo lànk Benno Bokk Yaakaar la kon tur bi rek moo fi ne mais du parti opposition wala non tur bi ñun lañ choisir pour xamal ne maanaam ñun dañuy bañ ku jalgati xëy na nag formule bi moo xaw a péjoratif waaw moo xaw a péjoratif di nga ko changé waaw mooy comme sànq li may wax rek xam nga kiy jënd billet parce que billet Maroc daanaka mook billet Europe benn la ki xas bay jënd billet bokkul ak peut-être ki nga xamante ne dañ ko forcer pour di ko andi wala dara ñooñu nag nekk Maroc bu dee dañu am kayit ba pare ñu boole leen ci ñu ngi leen di massawu te di leen wax ñu dem ci mooy SAR directement wane seen ay documents xool nu leen état bi di jàppalee ñu dellu comme dañ leen andi parce que bu ñu la xasee ba génne ak restriction yi am nii peut-être il faut que ministère des affaires étrangères intervenir pour nga mën a dellu bu dee nag ñu yoroon seen kayit la di liggéey état bi daf leen war a jàppale ñu dellu nekkaat ci seen liggéey
lépp ci diplomatie la diplomatie mooy régler lépp te comme ni nga ko waxee rek c'était parenthèse la boo xam ne doomu Sénégal yépp la ñuy waxal li nga xam ne moom moo di seen soxla ndax loolu moom moo di diaspora ñu jël téléspectateur bi nekk en ligne allo. fii xanaa da ngay jël ba pare coupé ñu ngi jéggalu bu baax fii Diouf dama ko yàpp di ko tooñ bàyyi 88 628 22 22 la ñu bëgg a dugg participer bëri na lool ba noppi itam dafay baax tuuti comme ni ñuy ñëwaatee ci immigration clandestine xale yi ñu won leen ñaar yépp ñu am choix parce que dafay am jafe-jafe ci communication bi ngay wax ak sensibilisation bi ñuy wax il faut que tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk bitim réew ñu mën a dem au fond des réalités wax réalité yi nga xam ne moom moo am pour que mën a may xale bi choix mu xool ba xam day dem wala du dem mais bu fekkee tey ji ñi nga xam ne dem nañu ba pare dañuy dem ba egg yëkkati seen téléphone woote ne la egsi naa te fii neex na ak itam ñi nga xam ne ñooy jugee bitim réew bu ñuy ñëw tamit lépp loo xam ne métit la wala naqar la dañ koy garder indi beneen facette loolu day tax xale bi du am choix te da koy encourager mu jaral ko mu rey boppam ndax dëkk bi dafa métti damay dem parce que kii wax na ma lii wala ñi ngi may woon leneen maanaam daal li nga xam ne dañu koy garder des fois day bari ba moom mooy tax yenn xale yi di risquer seen vie pour dem waa Kebs foofu man bu ma nee buñ ma nee tey boo doon tàmbali sensibiliser fooy tàmbali man dama naan ci yaay yi Kebs bëri na xale yoo xam ne tey ñi ngi ci biir ndox mi des fi seeni wayjur la ndax am na ñoo xam ne seen wayjur ñoo jaay seeni takkaay jën jox leen ñu dem fay gaal gi am na ñoo xam ne ñëw nañ toog waxtaan ak seen wayjur jéemu ci benn pexe bu leen téye ci réew mi kon tey nañu sensibiliser tamit wayjur yi maanaam ñu bàyyi li nga xamante ni tey jii dégg nañu riirum Europe mi waaye riir mi dafa am lu mu àndal ndaxte tolloon nay jamono dañ daan wax naan Barça ak wala Barsaq boo demee nag ba teg bakkan teg dee doomu aadama bi xëy na mu ngay dund à l'extrême. condition yi daa métti nag loolu tam dañ koy wax. non loolu ñu topp waxtaan wi rek. waaye ki nga xam ne moo bëgg a dem dugg ci géej mu jaral ko loolu kenn cautionné wul loolu mais li la poussé. ba nga xool géej nga xam ne amul bànqaas nga ne da nga ciy dugg mu demoon ñu defee ne jeex na yëf yi gën a tar loolu war nañu xoolaat. tey jii sax li ñu wax ci affaire Sénégal taux de chômage bi tamit doy na waar est-ce que dëgg la loolu 40% loolu dafa bari. bon sànq bi dama ci loolu laa doon dugg wax juste tombé nga am ku dugg xam nga moom dafa ne ñu dem ci yaay yi mais man ñun ñi nekk Italie ak France ak kii man ñooñu laa gën a mere xam nga lu tax actuellement bu ñu gisee affaire bi yëngatuwaat nii parce que ñoom ñooy toog foofu naan tubaab yi dee danoo bëri dañuy maye kayit na ngeen ñëw te buñ koy wax ñoom dañuy toog di reetaan parce que bu ñu waxantee dëgg rek man am na ñoo xamante ne xëy na ñu ngi seetaan du benn du ñaar nit ñëw na ba Italie ka mu doon woo wuyu ko ñu jox ko sama tur mu woo ma fexe ba mu ñëw fa ma dëkk te xaw ma ko wala koo xamante ne xëy na xamante woon nan gëj naa gis fukki at wala 15 ans pour wax la ne nit ki léeg-léeg dinaan la ñëwal jaaral fii kii wala yi nga ñëw ba foofu mu tëj téléphone am wala mu ne la fi ma nekk mënuma laa kii kon nag ñun suñu bopp ñoo war a wax ñin ñi dëgg Europe metti na c'est pas que ni Sénégal dafa am taux de chômage bu toll benn niveau parce que 48% yi kun ko wax war ngaa reetaan boo ci génnee ñiy liggéey génn ci ñiy retraité génn ci ñiy jàng école. kon maanaam loolu du amul. non mënut a nekk sax. calculer rek boo jëlee. école yi li ko génne kii du organisation mondiale du travail. boo jëlee université yi jël école yi jël centre de formation yi. ban intérêt lañ am ci jël ñu liggéey fekk du moom. waaw mais xam nga fake news dafa am fii ñaata politiciens ñoo fi wax loo xamante ne tey boo leen ne woon génne leen ko duñ ko génne am na ñoo xamante ay at noonu la ñuy doxalee. journalistes yi nag am na foofu ne bu ñu fa tolloo ñoom ñooy war a jël. place citoyen lambda bi ñëw ne nit ki wax ñu lii ndax nii la ak génneel ñu ko mu leer moo tax Sénégal lu ñu wax rek gars yi jóg teel mais Maroc bi ñuy tudd sànq Maroc développé wul pourtant ñiy dugg Italie Maroc tunisiens yi ñoo ci ëpp topp ci Bangladesh yi topp ci marocains yi sénégalais yi ci dernière position yi leen bokk kon ça veut dire que ni affaire bi du problème de pays bu développé wala pays en voie de développement affaire bi ci nit ki la kii jël 3 millions wam fay ko pour dem kooku bu gëmee boppam 3 millions da ngay liggéey fii ci dëkk bi Baye Fall yow xam nga ne bu dee da nga war a dund Italie normalement di sol lu set di tëdd fu set di fay chauffage ak yëpp 3 millions balaa nga koy boole ñu bokk ndey ak baay dina nekk at minimum te di nga wax lu set tamit parce que da ngay yeewu suba ñu andil la chauffage 800 euros boo xamante ne calculé woo ko woon kon nañuy wax sunu moroom yi dëgg di wax sunu rakk yi dëgg fii ay nit bàyyi nañ fi seen liggéey ñii nekkoon nañ policier
man 2002 gis naa koo xamante ne 300 000 francs la doon fayeeku fii mu jël congé wut visa yi ñëw toog toll na ay jamono yoon ne maa daan jënd carte xoos yónnee ko pour mu woo seen waa kër xëy na tey alhamdulilah pour wax la ne que ni kooku nekkul woon ci problème bu kii mais xëy na gis na Baye Fall ñëw sol lu nice andi oto mu yaakaar ne noonu la yombee mais nanuy wax nit ñi dëgg. mais xam nga tamit c'est important Kebs ak internet bi fi jamono toll. man dama naan laajatu sax nit wax. waaw mais xam nga internet nag loo bëgg a wane rek ngay wane. waaw dëgg la sax loolu dama ne. am na gëstu yoo xam ne tey jii boo ko gëstoo di nga ko gis. à part maanaam nañuy communiquer di sensibiliser au niveau des ambassades consuls yi parce que ñun nag bëri na loo xam ne it yenn saa day xew wax dëgg fa dëgg yàlla duñ ko yëg. parce que bu jaaree ci ñoom it duñ ñu ko yëgal mais buñ ñu ko doon yëgal lu bari xëy na ñun danañ ci mën a appuyer ba taxaw ci. mais sensibilisation bi nga xam ne moo war a dem ci immigration clandestine bi nga xam ne mooy booy yi nga xam dañuy jël gaal gi kooku moom dañ cee war a gën a xeexaat déployer ci ay moyens parce que ça demande des moyens. ça demande des moyens mais comme ni ma la ko waxee sànq rek baax na ci combat bi comme ni nga ko waxee ni ngeen koy defee ñëpp jàpp ci. ndax jàpp ci peut-être xale bi nga xam ne moom mooy jug di dem tukki warta nekk loo xam ne sax coono la. kenn ku nekk da ngaa war a am liberté wu foo bëgg a dem fa comme jeunesse yi ci àdduna bi yëpp ni ñu ko amee mais dirigeants africains yi loolu dañ cee war a gën a taxaw pour que xale bi bëgg a tukki ñu teg les conditions nga jaar ci yoon dem tukki ndax nag bara yii di ñaata nit ñoo dee ci Méditerranée bi kenn xamul nu mu toll ñaata nit ñoo nekk ci désert bi nga xam ne moo nekk diggante fii ci Libye ak yooyu coono la pour bëgg a dugg Italie Thiam mi ngi may expliquer léegi waa Tenerife yi ne ma fii centre yi dafa fees dell Sénégal nañ jàppale jeunesse yi ñi ngi Tenerife mais li fa nekk actuellement dañ leen mujj quarantaine ci hôtel yi loolu nag xale yi xëy na quarantaine lañ leen def ci hôtel yi barki dem plus de 500 personnes ñu yóbbaale ay liir ñu yóbbaale xale bu ñu ko yóbbaale loolu tam dafa nekk loo xam ne responsabilité la te ñëpp war a booloo pour mun ko jëlee ni xale naar bi ñu kii woon ci berge bi ba mu caaxaloon ñëpp après gars yi commencé jël ay yeneen position mais tamit dafa am loo xamante ne boo nekkee immigré xëy na doo ko gis mais dafa am beneen deal boo xamante ne ñooñu di dee dañu bokk ci deal bi tay innocent lan parce que léeg-léeg damay jël kaawul Libi pour bañ a wax Maroc wala kii parce que tamit bon dëkk boo leen nekkee ci jàmm da nga koy tëb tey Libi ak Italie ñaata deal leen def pour xaalis jóge communauté européenne ñëw xam nga deal yooyu ñun duñ ko mën a comprendre nan naan xale yi mais ñoom des fois ñoom ñooy ubbi brèche Émile yegg daan ne saa yegg naa kooku tamit ñëw mais Émile dafa yegg rek xamul lan la fay fekk man gis naa koo xamante ne foofu la nekk ay at amul kayit ñu abal ko kayit mu ñëw di liggéey carabinieri ñëw fekk ko gendarmerie ñëw fekk ko fi muy liggéey ne ko kii du yow kii dañ koy wër ndax da doon jaay lu bon bés bu la fi fekkaatee dinañ la yóbbu mu fa la jaaree bàyyi jotul sax fayeeku lu mu liggéeyoon yaay ji jéngu ne ko ñëwal dem na ba gars yi foofu bu seen fay yéexee moom moo leen di mu ubbi ñaari kantinam fii di dóor parce que gis na ne fële da ngay teel a yeewu da ngay lii da ngay laa lu positif li mu àndaale ko mu jigi gars yi bu ñu yéexee fayeeku mu dugalal leen dépense après gars yi dugalal ko parce que nit ki gis nga du question da nga war a dem Europe pour tekki bu dee sa wërsëg Sénégal la nekk deel yeewu suba teel bu dee da ngay bale mbedd di nga bale ko di nga mës a dajeeg li nga war a jot mais du que ni da nga war a dem Europe pour tekki wala da nga war a dem États-Unis pour tekki cela ne veut pas dire que duñu wax kenn bul tukki parce que sa wërsëg fa mu nekk bu dee Europe la tamit yàlla dafa dem liberté la mais tamit da nga ko teg parce que nag souvent booy wax yi dañ naan la Émile yaa ngi nii waaw bien ñëw toog di dem ak ñëw ba pare ni nit ñi buñ ñëw waaw Kebs dañ dul xam te yéen du ngeen fa jóg yéen ñi wax nit ñi bu ñu ñëw tam du ngeen fa jóg yàlla moo ma tiim te ñoom it dañoo bëgg a tekki nag ma ne yàlla moo ma tiim dama koy seede ci sëñ Fallou Mbacké toog naa guddi goo xamante ne ci jardin laa fanaan di ñaan yàlla comme xam naa dama gëm sama bopp di ñaan yàlla na ma fi gendarmerie fekk ñu delloo ma Sénégal ñu ne Émile dañ koo delloo si loolu dund naa ko mais xëy na nit ki da lay gis nii du comprendre lu bëre tey ñu ngi sant yàlla yor nañ fa suñu njaboot mais bu doon suñu sago kuy ñëw nga ñëw ak kayit wala nga ñëw ak visa après nga lijjanti kayit nga nekk ci condition yu claire ci condition yu baax parce que da ngay dimbale waale état Sénégal ñu mën di recenser actuellement am na dëkk yoo xamante ne mënuñu la wax ñaata immigré lañ am c'est pas seulement au Sénégal tey Italie googu ñuy dem am na ay clandestins italiens yu nekk États-Unis parce que dañu war a def 3 mois génnuñu mënatuñu génn wala bu ñu génnee duñ duggaat pour wax la que ni du affaire Afrique wala kii ak ay français dootul affaire tel dëkk wala tel dëkk nit ki mooy toog gis ne moom pour moom bu demee fii dina tekki pour un meilleur devenir sànq maa ngi koy wax ci benn télé buñ ma woowoon
ma ne Kebs dafay jógee par exemple 2S ñëw TFM pour un meilleur devenir. mi ngi mel ne Émile mu jógee tamit caajaay rek jéem a dem Italie. même chose la rek mais nañu kenn ku ne waaw pour condition de vie yi kenn ku nekk bëgg a améliorer sa condition de vie li ñu bëgg rek ñun daal li ñu naqari mooy jeunesse bi dee te am na ba tey ñoo xam ne dañoo càng seeni waajur gisuñu leen ci Libye ak yeneen i gox yi ndax si yoonu suuf bi moo gën a métteeti ñi ngi wax ndox mi mais yoonu suuf bi la fa nekk jéggi na dayoo lool sax. ma wax la benn anecdote boo xam ne dama waaw dund avant may baal ma xaaral ma jël ki ci ligne bi doguma la Baye Fall yàlla bu la yàlla dog allo allo oui. salaamaaleykum. Vieux Diouf yow est-ce que du yaay coupé ñi di woote ku ne allo rek ñu coupé ko est-ce que du yaay bës coupé ko ah doy na waar de en tout cas daanelal kii Baye Fall bu ko defee ma dugal élément wu Ibrahima Ndiaye. dama lay wax benn cas boo balaa léegi mu jeex ñu dab ñu waa diaspora ñoo la ñoo ànd benn waay boo xam ne moom moo yóbbul doomam c'est un policier retraité moo yóbbul boppam doomam wax naa ko di lancé naa message bi télé fu ne ba Italie 12 ans de cela booy bi def ko réer ba fi may wax ak yow nii te moo ko yóbbu ba jébbal ko ay mbokkam toog fa ak moom ay weer mbokk bi mu wàññee ko ma jël ki ci ligne bi boog baal ma téye ko foofu noonu après ñu ñëwaat allo. allo oui. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi na nga def noo tudd ak foo ñuy woowee. waaw damaa bëggoon woote wax ci émission diaspora bi rek. waaw yow rek la ñuy déglu noo tudd. man Papa Sow. papa foo ñuy woowee. Pikine. ah. Pikine. waa Pikine yow rek la ñuy déglu ñu ngi lay dalal ak jàmm di la déglu. ñu ngi lay déglu papa. maa ngi Pikine. waa ayca yaa ngi en direct yow rek la ñuy déglu. allo. waa sëñ bi. waaye waxal laa bëgg waxtaan ak sama message rek. waa ñëwal ñu ngi lay déglu yow rek la ñuy déglu waxal papa ñu ngi lay déglu. dama bëggoon wax ci affaire Europe bi man nekkuma ci affaire Europe bi. affaire boobu. ok taux de ñàkk liggéey bi la ñuy wax. allo. day déglu boppam. waa kii da ngay déglu sa bopp moo tax waxtaan bi du mën a sotti te minute yaa ngi dem ñu ngi koy jaajëfal moom parce que. allo léegi. waaw da ngay wax rek bul déglu sa bopp yéen a war a xool. xale yi. yee li nga bëgg a def du sotti papa vieux allo waaw parce que day déglu boppam on est désolé message bu am solo nga waroon na jàllale mais day déglu boppam léegi vieux ñu dem xooli élément bi avant ñu ñëwaat ci Baye Fall ñu xooli élément Ibrahima Ndiaye ak bu El Hadj Ndaw occasion bi rek vraiment félicité la ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy def ànd ci groupe Futurs Médias yëpp li ñu gën a waxtaanee fii ci États-Unis d'Amérique nag mooy élection yi nga xam ne nii dans 15 jours lay am muy loo xam ne nii jogante du yomb nag voilà ñu jàpp ne tamit ñu ngi préparé dernier debate bi waxoon nañ ne dina am du am ndax ki nga xam ne mooy Donald Trump dafa amoon feebar boobu muy coronavirus donc ba mu ci génnee ne wér na ñuy wax ne dañu am debate du ñu am debate wóor naa wóorul finalement jàpp nañ dernier debate bi Thursday bii di ñëw la jeudi bii di ñëw ci Nashville mu war a nekk lu am solo ci mën a jàpp rek Adja Kebs mooy que ne mbir mi yombul ci yombul ci kenn rawatina ñun ñi ci immigré yi nekk fi di fi yeewoo ndax dafa nekk ki nga xam ne ni administration Trump dañoo bëgg rendre la vie difficile aux immigrés waaw bu ñu ko xoolee bi mu njëkkee yéeg rek li mu doon wax mooy xëy na jullit duñ fi dugg bëri woon na daal li nga xam ne nii bu ko amoon ni mu ko bëggee mais heureusement États-Unis d'Amérique dafa nekk dëkk boo xam ne nii doon fi président teewul taxul lu la neex nga def ko nag donte nag président bi am na kàddu sa am na doole di la xamal ne lii dëgg loolu sama benn xarit boo xam ne avocat d'immigration la nee na ma bu dee Trump dafa yéegaat ci nguur gi moom day bàyyi liggéey mu wuti leneen tellement que mbir mi dafa métti si ñoom mais ñu war cee jàngee dara Adja Kebs mooy que ne il est temps comme ni ko président Youssou Ndour di wax immigré dafa am terme il est temps que ñu xalaat li nga xam ne nii war nañ mën a delluwaat dëkk yi nga xam ne dañu développé yëpp seen immigré yi ñoo ko développé pourquoi pas ñun donte nag gis nañ ne
doomu Sénégal yi commencé nañ di vraiment di ñibbiwaat Sénégal mu am solo mais daal il est temps ñu gën a jox suñu bopp suñu loxo boole suñu doole pour mën a changer li nga xam ne moo ñu metti bu ñu demee ba réew tugal yi Europe Asie li xew Chine gis ngeen fa bi feer bi amee ni ñu def africain yi jafe-jafe yu am moom la ñu dund un peu partout bëggatuñu soxlaatuñu waxin la donc ñun il est temps ñu préparer pour xool li nga xam ne ni on va faire le retour loolu nag li ñu ko mën a may lu yomb la ñun li ñuy dugal ci alal bu ñu jëlee le cas du Sénégal suñu partenaires yi muy Banque mondiale et autres dugaluñ ko donc ça veut dire que y a quelque chose qui cloche dama doon wax am sama benn mbokk bu muy wax ne yeewu doy na métier ma ne ko yeewu doy na métier ci kaw ngeen ànd ensemble ñu jàppee ci ne daal bu war nañ taxaw ni nga xam ne nii ñun ñi ci diaspora bi mun nañ boole suñu doole pour na ñëw sukkali suñu réew sukkali Sénégal parce que kenn dañ ko defal à chaque fois dañuy complaindre étranger yi lañ jox li étranger lañ jox li mais bu dee ñun suñu bopp boolowuñu on est pas ensemble pour mën a su boobaa tamit amuñu à dire quoi que ce soit ci bu fekkee ne étranger yi jël seen doole seen koom-koom toll na li nga xam ne lañ soxla pour mën a li ñu bëgg a taxawal dernier mot bi rek Adja Kebs ginnaaw bi ma la remercier beneen yoon si waa TFM yëpp mooy que ne il est temps que diaspora bi yeewu joxante loxo boole xol yi pour li nga xam ne moo di changement bi nga xam ne ni Afrique soxla na ko Sénégal soxla na ko jërëjëf Adja Kebs. Karim Ndiaye maa ngi nekk ci France depuis 1983 nekkoon fa bi may fay ñëw ci dans les années 83 nekkoon na bien sûr tout tànk bi ma ñëwee France sama premier objectif moo doon continuer sama njàng pour mën a am benn métier ma def ay 3 ans ci des universités après ma choisi li ñuy wax branche de électrotechnique et bi ma génnee foofu ma créé benn société boo xam ne day yëngu ci prestation de service ba nga xamee ne yàlla def na maa ngi employé tey jii foofu ci France à peu près une vingtaine de personnes dont il y a des multinationaux, il y a des Français bien sûr, il y a aussi des Sénégalais en particulier et des autres compatriotes des nations différentes qui sont là et yàlla def aussi may faral di ñëw ci Sénégal pour xool lan laa mën a apporter sama réew ba yàlla def na fii ci Sénégal créé naa fi sax benn entreprise boo xamee ne day yëngu ci li ñuy wax transformation qu'est-ce que fruits et légumes on peut appeler ça aussi agro-industriel donc mu ngi basé à Pout et aussi créer une association boo xamee ne ñu ngi koy tuddee l'émergence pour tous l'émergence pour tous doon association boo xamee ne ñu ngi ko créé woon depuis 2006 ma accompagné woon ci samay nattango yoo xamee ne ñu ngi foofu ci diaspora bi en particulier en France mais bien sûr en Espagne et en Italie et bi ñu ko créé bokkoon nañ ci sax ñi nga xamee ne dañoo choisi woon pour interpeller les autorités sénégalaises pour xam lan mooy seen ambition mais lan mooy seen objectif par rapport ak immigré yooyu nga xam ne dañoo nekk ci Europe te yàlla def ñuy borom mi xam-xam mais y a aussi des borom mi métier yi nga xamee ne mën nañoo amal njariñ Sénégal loolu moo taxoon ñun ñu créé woon association bi nga xam ne mooy l'émergence pour tous ba tax na tey jii chef d'entreprise yi ci nekk bari na ci ñoo xamee ne ñi ngi ñëw fii ci Sénégal comme man di essayer di fi def dara. mi ngi noonu Khadim Ndiaye la doomu Sénégal boo xamante ne bii jàmbaar la di chef d'entreprise bu employé dëkk ba mu nekk mu di Lille ay am fa ay employé et tout loolu nag day nekk loo xamante ne ñun dañ ko bëgg a fësal ndax fii la jóge Sénégal dem ba foofu di jàmbaar boo xam ne ñëpp dañ ko respecté foofule ca Lille dinañ gën a ñëwaat ci moom ndax am na yeneen éléments yoo xam ne jël nañ ko donc mi ngi noonu moom lañ leen doon won rek parce que tamit émission bi loolu la ñu jël téléspectateur bi nekk en ligne allo. allo vieux waaw kay waaw noo def allo waaw salaamaaleykum salaamaaleykum noo def sëñ bi bul dégloo sa téléphone da ngay bul dégloo télé bi da ngay dégloo sa téléphone pour dégg-dégg bi gën a mën a neex sinon rek communication bi du jàll salaamaaleykum ku baax noo def dem na voilà
kon nag téléphone bu ma paasati kenn vie comme benn baaxu ci bu ñu jëlee tam ñu coupé waat ko bu ma joxati kenn dégg nga vie Diouf laay tooñ dama woo lakkal te coupé wul kenn dégg nga lu ñëw ma jiiñ ko ba tey rek léegi Baye Fall ñu bàyyi la nga àggali yow kii mi ngi defante ak yow defante bu metti waaye Benoît nee na nañu wax ci xaalis bi 1200 milliards yi nga xam ne joxe nañ ko nee na nañ ci wax mënoon naa am beneen ndax nee na 80% 50 moitié nit wax ko concante à distance bi du baax na ñëw ngeen jàkkaarloo d'accord ok waaw dama doon expliquer rek benn sénégalais boo xam ne tey doomam réer na ko fukki at ak ñaar ci Italie te moom moo ko yóbbu woon jébbal ko ay mbokkam ay mbokkam bi mu waññee ko xëy na dañu génne xale bi je ne sais pas mais mu mujj ci loxo ay yeneeni doomu aadama boobu ak léegi papaam nee na ma fukki at ak ñaar la yoo xam ne déggu ko téléphone gisu ko ma ne ko man je vais m'engager léegi li ma ñor mooy jox ma turam santam nga defal ma procuration comme tey ji man am naa droit dem fa ma war a dem ci Italie déposer avis de recherche bi parce que man la ñu jox pour ma def loolu papaam moo ma autorisé maa ngi ci doon dox ak moom nag ba yegg nañ ci benn niveau bi pour ma xamal la ne rek retrouver guñ ko parce que actuellement ni dafa am na benn maire ndeysaan bu ma yónnee message xam naa dinañ ko teg moom itam ëpp na fukki at ak lu topp gisul doomam xamul ci lu mu nekk am na ci ñenn ñoo xam ne peut-être duñ ko bëgg di wax des fois dañ leen di jàpp des fois dañuy sax génn àdduna te duñ ko yëg te loolu yëpp aventure moo ko waral ak nag bëgg tekki am jom bëgg faj waaye nañu teey rek tey jaarale ko ci yoon ndax loolu yëpp seen santé la ak seen bien-être foog naa ne loolu am na solo bu baax a baax. xam nga des fois tamit am na ñoo xamante ne bu ñu nekkee âge boo xamante ne dootuñu mineur. doo leen mën a imposer dara man mii di wax ak yow sama benn frère yaay. yaakaar naa bi muy dem. sama rakk bi topp ci man Xaadim 81 la juddu. léegi ma nga Bordeaux. te yaakaar naa ne période ngénteem loon ba muy dem ba léegi man mii def naa ci ay recherche. mais après. am na âge bu fa nit ki tolloo moom lay neex mu gis ay parents tamit parce que majeur na feneen fi ma doon bëgg ñëw moom mooy sànq bi ñuy wax ci affaire chômage bi bu nu fàtte ne tamit état Sénégal li nu def ci pour création d'emploi boo ko jëlee ci DER dugg ci ay FONGIP fu nekk pour fexe xale yi ñëw wut pour ñu def auto-entrepreneuriat parce que tamit état du moom mooy créer liggéey mën na créer conditions yi mi ngi fi xëy na tamit ci côté taxi yi noonu dina nañ xool nu ñu ko mën a réviser nag état mooy créer liggéey nag déedéet état condition ba pare nag daal di permettre xale yi ñu mën a def entrepreneuriat état mën a créer liggéey mi ngi koy créer déjà 7000 ASP dinañ dugg nii mais état mënul créer liggéey pour lépp li mu mën a def mooy conditions yi financement yi ñu ngi fi xëy na nit ñi ñoo ci dul jot ni ñu ci war a jotee ci message yi pour def projet wala dara mais état wu président Macky Sall diggante 2012 ak 2020 bi li mu injecté ci femmes yi injecté ko ci jeunes yi pour ñu def auto entrepreneuriat xaalis bi kenn mënul wax nu mu toll kon na jeunes yi tamit gëm seen bopp xam ne Sénégal ay nit a ngi fii mosuñu génn di tekki dëgg la da yaakaar naa ne liñ ñu cërale woon ci waxtu sax egg nañ ci fin wu émission bi pratiquement. Baye Fall ma bàyyi la après ma jox leen ngeen tàggatoo ñu dem. képp sa côté boobu moom li may wax mooy état daf ci am responsabilité ak rôle bu rëy bu mu ci war a def. mooy tey xale bi nga xam ne dafa dem ci gaal gi. mu ñëw bu ko jox 40 000 bàyyi ko mu dem. yaa ngi koy gën a poussé waat nañ xoolaat beneen méthode. ak beneen communication bu ñu war a indiwaat bu bees xëy na bi fi nekk miin nañ ko ba defatul effet ci ñoom télé yi ak rajo yi nañ ciy waxaat parce que dafa mel ni phénomène bi dafa mel ni dañoo dem ba fàtte ko te daf fi nekk comme ni fi feebar bi nekkee noonu la fi gaal gi nekkee di rey nag lu baree bari par jour am na ñoo xam ne naax saay nañ seen mbokk xamatuñ fu ñu ne ci àddina te dootuñu feeñ ala kulli xaal ñi ñuy jullee sànni leen ci géej gi magoo kon nañ ci defaat beneen politique defaat ci yeneen yi kii daal léegi nag Kebs man moom duma def lu lancer un appel ci waxtu wi jeex na ministre des affaires étrangères Amadou Ba et son secrétaire d'État Moïse Sarr li may ñaan rek nañ ñu bàyyi laboratoire bi nekk AIBD
te it mbir mi nga xam ne moom la ñu bëgg a jël sëf ko compagnie yi ñu defaat ci njàngat du ma ne buñ ko def mais nañ ci defaat njàngat. loolooy ragal compagnie bu ñu leen ko sëfee dañ koy sëfaat. client ki compagnie bu ñu leen ko sëfee bañ a sëf. ah kay fa lay mujj ket wallaahi fa lay mujj. ak ay dëgg. fa lay mujj. ak ay dëgg dëgg la de. bu loolu weesoo nag. may nuyu ñëpp. di remercier it sama naataangoo sama rak. Émile waaw vraiment wax ji rafet na. te jaaral na ko ci yoon. dëgg la di remercier it ñi nga xam ne ni maanaam ñoo nekk ci diaspora bi yëpp nag. jiital ci Moussa. sama grand Moussa kooku mënuma ko sama grand Moussa Kouyaté de Marseille ak it sunu président Jo mi nga xam ne ni benn bokk yaakaar la bokk. du ma ko nëbb ñun politique ñu mais moom fa la bokk. am naa droit après bu ma nee grand Moussa Marseille moom am naa droit wax fi mu bokk. dëgg la. dëgg la Baye Fall ñi ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf kontaanoon nañ ci seen ñëw. may wax rek ni Thian mi nga xam ne mooy bëgg Fall lu nekk ca Tenerife nee na ma Sénégal nañ jàppale jeunesse bi ici aux îles Canaries il y a beaucoup d'immigrés clandestins nee na centre yi fees na dell Croix-Rouge fees na dell ak ay xale. instant bi ñu ngi leen dalal ci ay hôtel donc mi ngi noonu ñu ngi leen di nuyu di nuyu waa Tenerife di jaale bu baax soxna Naata Samb madame Mbacké bi nga xam ne moo yore fonds d'appui et d'investissement des Sénégalais de l'extérieur dafa ñàkk waajuram bu jigéen bu yàggul rek toog naa ñu waxtaan ci ni mu bëggee woon ak attachement bi nga xam ne moom la amoon ci yaayam ndeysaan naan ma sama yaay mag la waaye dama koo takk ba léegi fekk mu may jaale sama yaay kon yàlla na suuf se oyof ci seen kaw ñoom ñëpp yàlla yeesal yërmande ci moom ñu koy masaw bu baax di ko jàll muy madame Mbacké soxna Naata Samb bu loolu wéyee Samba kenn di itam Bueno Vita moom ndaanaan la ndax koo xamante la dafa immigré ba immigré jotee nekk jàmbaar dellu siwaat ci dëkkam investir fi ubbi fi business am bis bu set mu ubbi benn bu bees kon moom itam mention spéciale à Samba kenn borom Bueno Vita Émile ma bàyyi la nga tàggoo rapidement. waaw di profité waat di soxna Naata tey suba woonoon ko rek di ko jaale moom man gisoon nañ ni mu taxee woon yaayam di ñaan yàlla mu xare ko àjjana sa fam yàgg ci ay loxoom ak ay loxo njabootam di profité di wax doyen ñu ngi lay féliciter di la encourager te xam ne ñun ñoo bokk liggéey bi Sénégal moo ñu ñor sànq bi ngay wax ci coulisses yi noonu ci affaire u 100 000 logements yi ministre bi mi ngi ne que ni des na 8 000 logements 12 000 yi xëy na 12 000 Sénégalais ñoo bind yu nekk à l'étranger ci 20% yi nga xamante ne moom la président Macky Sall jagleel waa diaspora bi. parce que 20% la jagleel diaspora bi. waaw ci 100 000 logements yi mais au-delà de 100 000 logements yi. am na ci ñoo xamante ne dañu war a xam ne tamit am na ay ZAC mooy ñi nga xamante ne. dañu bëgg jënd seen ay parcelles. pour tabaxal ko seen bopp ni mu leen neexee yooyu yëpp tamit mi ngi ci. te tamit 100 000 logements yi pour fixer population bi la tamit. parce que bëgg nañ leen dimbale. ku ci nekk fa nga soqee ko nga am fa tamit kër au moins. te ci ni ñu leen bëgg fixer noonu ñu ngi ñaan gouvernement bi ñu seet tamit nu ñu gën a mën a fixer jeunesse bi ci liggéey tamit. ñu gën a ubbi gën a yaatal gën a xam ne xale yi ñoom ñooy avenir u ëllëg. te ñoom ñoo mën a defar dëkk bi. feebar bi metti na naam d'accord bu ñu fàtte gestes barrières yi ministre Aly Ngouille Ndiaye yokkaat na port du masque 3 mois lépp pour bëgg suñu kaaraange la mais tamit nañ ci profité économiquement rehausser suñu bopp def ñun ñëpp suñu bopp ay sénégalais xool fii metti ñu ànd liggéey ko xeex ko dëkk bi avancé ñëpp gis ci seen njëriñ. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax xabbaan ñu ngi koy jaajëfal moom itam jàmbaar la moom mi ngi nekk foofule île Cap-Vert ak itam ki nga xam ne mooy Samba Kane sama doom joojule ñoom ñëpp ñu ngi seetaan di teewlu waxtu wi li nga xam ne mooy émission wi sëñ Basirou Seck mi nga xam ne tamit borom taar beeg mbég mi moom sëñ Basirou ñi ngi koy daal di koy nuyu bu baax a baax di ko jaajëfal ak itam ki nga xam ne képp ko nga xam ne waxtu yaa ngi toogoon di seetaan xaali lii suñu xarit ba Belgique mooy jàmbaar ji nga xam ne dafa sauvé woon benn doomu réew ma ñu daal di ko ci jox këyit ak defal ko honneur yëpp moom xaali lii ñi ngi koy jaajëfal actuellement il est au Sénégal donc ñi ngi leen di remercier yéen ñi toogoon waxtu wi bàyyi ki nga xam ne moom moo di Abdou Karim tamit Abdou Karim Fall également mu ngi seetaan ñoom Samba kenn ñoom ñëpp daal fi mu nekk nii ñi ngi yónnee li nga xam ne moom mooy seen message yëf yi daal di leen ñor bu baax a baax ndax nag dafa intéressé au plus haut point ki nga xam ne mooy El Hadj Ndaw def na reportage bu am solo ndax ku ne xam na ne élection américaine yi ñi ngi dëgmal jëm ci fi ñu toll nii nekk ci li nga xam ne moom moo di campagne bu tar moom mu defal ñu ci li nga xam ne moom moo di ab vidéo di ci wax ndax nag dafay déteindre ci li nga xam ne moom mooy kay falu moo que mu doon démocrate bi que mu doon républicain bi ci vie wu sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk dafay am impacté directement moom moo tax ñu intéressé wu ci kon El Hadj Ndaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax doo ménager benn effort saa bu la TFM
TFM soxlaa rek nga taxaw daal di jëmmal li nga xam ne moom ngay def docteur Dieye Ibrahima Ndiaye également dinañ dellu siwaat ci li nga xam ne moom moo di gëstu bi nga xam ne def nañ ko waxtu wee ñu xoj rek waaye danañ ko tegaat beneen yoon di remercier toute l'équipe bi nga xam ne moom la ñu àndaloo ci li nga xam ne moom moo di émission diaspora bi Vieux Diouf nekk ci bopp bi maa ngi koy jaajëfal di remercier Baye ci son bi ak Abdourahmane ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di gërëm Yacine ci maquillage bi ak ki nga xamante ne rek ak kan Vieux Yacine ak kan Pape Mor itam maa ngi koy remercier bu baax di remercier Amza Diallo ak kan waa jeex na voilà di leen remercier ñin Mansour waaw ci décor bi Mansour tam maa ngi koy jaajëfal bu baax Mansour ñaa ci décor bi di remercier ñi nga xam ne ñoo toogoon waxtu wi di seetaan lépp nag xajandoowul ci li nga xam ne moom lañ bëggoon a waxtaanee jàpp leen ne daal altine bu jot en attendant les changements yi nga xam ne moom la ñuy andi ci émission bi dinañ ñëw ak yéen ci les actualités yi nga xam ne moo concerné sénégalais bitim réew bi ndax maa leen fi teewal fas yéene leen wan lépp loo xamante ne nii rek amal na leen na njëriñ di remercier ñëpp di leen dig daje altine bii di ñëw incha allah ci beneen numéro pour diaspora du ma jeexal nag te gërëmuma sama waa ji maam soxna loo borom Atlanta Georgia maa ngi lay jaajëfal bu baax Vieux Diouf ba lundi incha allah di remercier invité yi bu baax ci seen teewaay nga ne waaw soo du ma wax boobu tey fii diaspora la soyez sérieux arrêtez ayca